mbokk yi dalee na jàmm ci ñaareelu xaaju xibaar yi rawatina ci mi-journée ni ñu leen ko junjee tey nag fukki fan weeru décembre atum 2019 niki at bu ne ñu ciy màggal bés bi ñuy darajaal ak yelleefu doomu aadama yi ren ji nag li ñu gis ci thème bi moo di ndaw yi ci ñoom lu ñu bëgg a sukkandiku ngir gën a dëgëral lu jëm ci ak yelleefu doomu aadama yi ki ñu koy faram-fàcceel di Fatou Bintou Diouf. tey yemook fukki fan ci weeru décembre ñuy màggal ci àdduna wërngal këpp ak yelleefu doomi aadama yi li ni mel ñu daal di ko xaatim ci bésu 10 décembre 1948 gannaaw ab déclaration universelle des droits de l'homme ren ci at wile nag ñu jàpp ab thème jagleel ko tout tànk yi maanaam tout tànk yi rek la ñu bëgg ñoom ñu jox leen seenub gëdd ngir ñu mën a xeex ak yelleefuy doomi aadama yi ci àdduna wërngal këpp mu mel ni nag défenseur des droits humains ak i ay organisation yoo xam ne dañuy xeex ak yelleefuy doomi aadama yi jot naa ñu jox leen seenu gëdd ci réew yu nekk ndax daanaka ci tribunaux yi wala sax institution démocratique efficiente yi bëri na la nga xam ne dañuy xeex nañuy nasaxale droits humains mu doon nag ab mbir ba nga xam ne ci këru taskatu xibaar yi wala sax ci pencum ndaw réew mi wala feneen ca mbedd ya daanaka dañ koy yuuxoo ak di sàqu rek ñu fexe ba tollanti wala sax bàyyi di xoqatal wala fitnaal doomu aadama yi waaye nag défenseur des droits humains yooyee bëri na ay jafe-jafe ya ñuy jànkonteel ndax ci réew bu ne boo dem daanaka téeméer boo jël juróom fukki yi nag ñoo ngay jànkonteel ak ay métit gannaaw ba ñuy toogal askan wi ngir xeexal leen ci injustice maanaam injustice yu bëri ya ñuy jànkonteel ci atum 2018 lu toll ci ñetti téeméer fukk ak juróom-ñetti défenseur maanaam ñuy xeex ak yelleefi doomi aadama daanaka faat nañ leen ci àdduna wërngal këpp waaye ca Turquie rek mën nañu ko jël ab exemple ay organisation humanitaire yuy xeex ak yelleefu doomi aadama tëj nañu seen bureau ñenn ñi ñu teg leen loxo nëbb leen jant gi ñenn ñi sax dem nañ bañ leen ni tëj seen giirub dund ca Honduras itamit te ndorteelu atu 2019 bile lu toll ci ñaari téeméeri défenseur des droits humains yi tamit teg nañ leen loxo waaye tamit fitnaal leen wala sax nëbb leen jant gi mu mel ni nag défenseur des droits humains jot nañu jox leen seen gëdd waaye nag gannaaw ren gi le dañ ko jagleel tout tànk yi ci ab programme boo xam ne wàllum sukkaleku fii ak 2030 la jox gëdd jeunes yi waaye tamit fexe ba taxawaay ba nga xam ne moom la ñi nga xam ne ñoom la ñu xamee woon wàllu xeex ak yelleefu doomu aadama amoon ñoom nag ñu wëyal liggéey bi waaye tamit fexe rek ba dooleel leen ba lépp loo xam ne wàllu fitna la xoqatal wala xorñoñal mu des ko dàq ba faw ci àdduna. Fatou Bintou Diouf jërëjëf ni ñu leen ko junjee sànq suñu gan si ñaareelu xaaju xibaar yi di Seydi Gassama jiite Amnesty Sénégal sëñ bi Gassama ñu nuyu la dalal la ci mi-journée. maa ngi lay nuyu soxna si maa ngi nuyu tamit téléspectateurs yëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre. waaw tey jii fukki fan ci weeru décembre ñuy màggal ak yelleefu doomu aadama yi Sénégal ndax mën nañ jàpp ne ñi fi nekk ñu ngi gën a dara jàll lu jëm ci ak yelleefu doomu aadama. waaw damay d'abord nuyu auditeurs téléspectateurs yi di wax ne bés bi. dañ koy màggal depuis 1948. ndax charte bi nga xam ne moo gën a rëy ci charte àdduna ci biir àdduna. ci mbirum déclaration universelle des droits de l'homme en tout cas ci 20e siècle. déclaration boobu ñu ngi koy adopté le 10 décembre 1948. àdduna dafa jóge woon ci guerre mondiale. mu am ci ay ñaawteef yu bëri yoo xam ne Allemagne defoon na ko ñeneen réew. bi ñu ci jógee nag réew àdduna yëpp daje Nations Unies ñu voté charte bi pour que li nga xam ne ci la àdduna bi jógee ñu bañ ci delluwaat. ci wàllu noot doomu adama toroxal doomu adama ak vraiment teg doomu adama lu métti. loolu moo tax ñu élaboré woon charte bi. le 10 décembre 1948 date boobu nag la ñuy màggal tey di koy màggal nag ci àdduna bi yëpp. ci culture yëpp nag ci biir àdduna. waaw amul dëkk arabe. dëkk chinois dëkk russe foo dem ci biir àdduna rek ñu koy màggal ndax bi ñu koy wote réew àdduna yëpp ñu àndoon wote ko. waaw Sénégal nag comme moo ñu ci ñor nan la ak yelleef doomu aadama yi demee fii. waaw damay wax ne Sénégal ñun fi ñu ko doon séentu. en tout cas Macky Sall bi mu yéene réew mi li ñu doon xaar ci moom mooy mu yóbbu Sénégal. fu gën a kawe
ci wàllu ak yelleef doomu aadama. ndax xam nga Sénégal dafa yàggoon nekk ci kanam en tout cas fii ci biir Afrique yàggoon nañu nekk ci kanam waaye dem nañu béréb yu bëri raw ñu tey ci biir Afrique. su jëlee réew mu mel ni Bénin wala Afrique du Sud wala Cap-Vert Île Maurice réew yu yëpp tey dañuy raw Sénégal ci wàllu respecté sàmm ak yelleef doomu aadama. ndax su ma toogee fii tey di naan Sénégal dafa defay jéego je crois que askan wi nañ ma mere. ndax instant bi ñu wax ni tey am na ay doomu Sénégal yoo xam ne bokk ci benn professeur université ñoo xam ne ñu ngi ci biir kaso. te leen rek la ñuy def mooy sol seen dàll dox ñaxtu. dem fi nga xam ne président fa la nekk ndax président moom war a faj aajo Sénégalais yi Sénégal bi am leen naxari da nga war a fexe ba mu dëgg la. waaye su dee yow da nga sol say dàll dem manifester ci buntu palais ñu jàpp la fabriquer ay charge yu gën a diis nag pour dugal la ci biir kaso tëj la. je crois que loolu mënuñu wax réewum démocratie la ndax wax sa xalaat dafa bokk ci li dundal démocratie wax sa xalaat. dox ñaxtu dafa bokk ci li dundal démocratie waaw ñaar yooyu fu ñu amul rek démocratie am fa. mais yaa ma ko may sax wax sa xalaat amoon na fi jamono président Macky di ñaawlu nit ñi di intervenir di ci wax seen i mbiru bopp te jàpp na ne bokkul ci li respecté li nga xam ne mooy charte réew mi muy kii expression bi nga xam ne moom da koo déranger. waaw xam nga wax sa xalaat. benn limite rek la am. limite bi nga xam ne moom la ñu yoon teg mooy di wax sa xalaat di ci inciter à la violence. maanaam yee fitna. waaw woote par exemple su ma jëlee ay xeet lu mel ni Rwanda jamono yooyu. rajo des 1000 collines ñi nga xam ne dañu doon jël seen kaddu di wax foofu lan lay doon woote ne ñu rey tutsi yi. tutsi yi ay mbóot lañu nañ leen rey loolu dañ ko tere. waaw bokkul ci wax sa xalaat. wala bokk di attenter à l'honorabilité des personnes. waaw mais bi am Sénégal mooy chaque fois rajo yi dañuy wax benn thème ku nekk di ci jukki sa xalaat moom nag loolu dérangé woon na ko fi ba mu wax ko. je crois que loolu mooy ñàkk nekk démocrate parce que réewum démocratie. citoyen dañu am droit wax seen xalaat ci doxalinu réew. waaw mu nekk citoyen ñu ne citoyen nga ci biir benn réew te doo am sañ-sañ wax sa xalaat te ñuy doxale sa réew. te ñi doxal réew mooy président ak ñi mu àndal kon man li ma faral di dégg ci biir rajo yi lépp mu ngi dugg ci biiru liberté d'expression maanaam nit ñi dañuy woote généralement thème yi mooy li xew ci dëkk bi rek la ñuy laaj nit ñi wax seen xalaat te loolu am solo la ndax citoyen yi nga xam ne ñoom ñoo woote ci rajo di wax seen xalaat ñooñu kenn du leen invité ci plateau télévision généralement président du leen déglul kon ñu may leen ñuy woote ci biir rajo di wax seen xalaat loolu am solo te président dafa waroon di déglu émission yooyu su ma nekkoon ci place am émission wax sa xalaat yi am ci rajo ak télé yi mais du ma ko raté ndax ci ngay xam lan moo xew ci biir réew mi xam état d'esprit sénégalais yi waa toog rek say ministre say gouverneur say préfet lay ne ay rapport di leen naan réew mi dox na parce que ku nekk yaa ngi xalaat su ma koy réew mi doxul ci sama gox dinaa ñàkk sama teranga loolu moo xew ci biir réew mi kon dafa am solo ñu may sénégalais yi ñuy wax ci biir rajo yi ñu may leen tamit ñuy dox di ñaxtu saa yu nga xam ne dafa am li leen manqué muy courant muy ndox muy leneen wala boog saa yi nga xam ne yokk courant comme ni ko Guy Marius Sagna defoon keroog ak ay ñooñam ndax dañuy fàtte di koy wax rek ñooñu dañuy laajoon li ñu njëkkoon laaj mooy dem manifester ci buntu Senelec maa ngi leen ko suñu leen maa ñu dem manifester ci buntu Senelec kon dañuy dem palais kon su dee nit ki dafa am lu mu war a ñaxtu te yow nga ne ko fi nga xam ne fi mu ko war a jooyee war a fa egg yow yaa ngi koy xaañ liberté boo xam ne liberté bu fondamental moo tax tey mun moo wax ne Sénégal dafay jéego ci wàllu ak yelleef doomu aadama te droit à la marche dafa bokk ci suñu ndeyu charte réew muy constitution dafa bokk ci charte réew mi déclaration bi ñu màggal tey mais liberté d'expression ak liberté de manifester maanaam wax sa xalaat ak dox ñaxtu bokk na ci sañ-sañ yu gën a am solo yu nekk ci déclaration bokk na ci sañ-sañ yoo xam ne fu mu amul rek mënuñu wax démocratie am na fa te démocratie du élection rek dama dem élection dañ ma fal 50% 60% alternance am na démocratie loolu du démocratie te it élection yi day jur coow démocratie li koy dundal mooy may citoyen ñuy wax seen xalaat may citoyen yi sax yu ñu amee leen naxari wala li ñu manqué ñuy jóg dox ñaxtu ko waaw loolu su amul rek démocratie bi motul kon Sénégal nañu bàyyi policiers yi ñuy gëm la ni que réew démocratie la ñuy nekk su dee sañ-sañ yooyu ak yooyu nguur gi sàmm ko ñu ñëw ci yeneen sañ-sañ
muy lekk ak naan tëdd fu baax waaye itam feebar faju yooyu sañ-sañ est-ce que ñu ngi koy respecté. ñoom soo waxee ak ñoom ñu fi nekk tey soo waxee ak ñoom day leen naan oui c'est vrai ak yelleef doomu aadama du rek dox ñaxtu wax la ne bokk na ci tamit nga am li ngay dundee. am li nga faju am l'école bu baax pour say doom waaye su ma jëlee sañ droit yooyu. mais moo gën a yées tey ci biir Sénégal ñaata doomu Sénégal ñoo dee tey feebar dem ci l'hôpital di ñu la recevoir sax ci biir l'hôpital bi ndax amul lal bi ñu la recevoir. récemment sax am na liir bu fi juddu woon fayuñu këyitam yi. ñu téye ko ci Dantec du jeex du liir bu juddu rek Dantec. CTO fii soo fa demee mais pile carte d'identité la ñu am da ngay feebar nga nekk ci biir l'hôpital ñu hospitalisé la sa mbokk yi dañu ne garab nga dem ba pat du CTO rek dama cité CTO rek pour joxe benn exemple. waaw mais hôpital yëpp la. soo fa demee tey nga feebar bés bu nar a génn soo fayul mais day la fay téye wala bu ngi téye sa carte d'identité. donc tey mënuñu wax ni Sénégal yi am nañu accès à la santé. feebar faju maanaam couverture maladie universelle bi ñu wax. ba tey couverture boobu eggool ci Sénégal yi bëri. kon mbirum nga feebar dem faju mun nañu wax ne tey amul benn avancée boo xam ne avancée bu am solo boo xam ne Sénégal yëg nañu. mbirum éducation dugal sa doom toll ci dem jàngi l'école nga dugal ci l'école bu baax mu jàng. mun a tekki ëllëg tey soo amul alal sa doom ci école gouvernement bi la jëm. école yoo xam ne ay abri provisoire la ba ci région de Dakar am na abri provisoire. tey soo demee ay région Kédougou ak Tambacounda mais classe yu bëri ñu ngi foofu tëj nañu ndax amul maître bu fay jàngale. te alal bu nga xam ne alal bu gën a précieux pour réew mooy ay doomam ressources humaines. kon xanaa kay soo ko sàgganee rek. waaw yu amul projet de société. double flux yi am ci école publique bi nag no booy. kon loolu musiba musiba la la tontu. baisse de niveau bi ñu wax tey. ci étudiants yi ak ci ñeneen yi double flux moo ko andi. ndax jamono Senghor kenn xamuloon double flux. jamono Senghor école yi gënoon a baax mooy école nguur gi. soo demoon école privée dañ lay reetaan yow dañ lay fayal pour nga jàng. waaye tey école nguur gi moo gën a yées ci Sénégal. kon bu ñu wax ne ci wàllu droits économiques socio-culturels am na ay avancées. foofu tamit y a de véritables problèmes. ci wàllu yoon nag foofu moom xam naa ne fa la wulee ñaay. waaw ci wàllu yoon moom je crois que yenn façon loolu lay gën a déplorer. ndax ci wàllu yoon li ñu soxla mooy ay réformes. te réformes yooyu. Sénégal yi seen bopp ñoom ñooy laaj réformes yooyu. parce que président Macky Sall bi muy créé commission nationale de réforme des institutions ki nga xam ne moo ko jiite lettre bi mu ko bind daf ko ne dam lay sant nga defay consultation maanaam nga dem fu nekk déglu Sénégalais yi. ñu wax la li nga xam ne moom la ñu bëgg ci réew mi ci wàllum démocratie ci wàllum institution ci wàllum atte nga tënk ma ko ci benn rapport. jottali ma ko pour ñu mën a appliquer réforme yooyu. mais dem nañ dafay consultation fa nekk dëkk bu gën a sori ci Sénégal dem nañ fa dafay consultation. proposer ay réformes yu baax ci wàllu justice. mais réforme yooyu bi muy defee constitution am référendum mais daf leen écarté totalement. waaw mais waxoon na ni. bokk na ci réforme yooyu bu ci gën a am solo mooy kër attekaay yi mais mu may leen seen liberté te loolu charte réew moo ko wax charte Sénégal moom moo ne ñetti pouvoir ñoo fi nekk. pouvoir exécutif Macky Sall mooy boppam pouvoir législatif Moustapha Niasse mooy boppam ak pouvoir judiciaire dañu war am tamit ñoom seen bopp ndax tey xel mënul nangu tey Macky Sall dem nekk président assemblée nationale ndax charte réew mi moo ne mënu ko kon lan moo tax ñuy nangu Macky di dem nekk président de la République bopp pour bañ a personnaliser Macky Sall di dem nekk président conseil supérieur de la magistrature nekk fa di fay dogal nañu waxante dëgg moom moo fay dogal de Macky Sall fu mu toog ak ministre de la justice mun nañu fa dafay téeméeri magistrat mais moom moo fay dogal. ñoom ñooy affecté juge ki procureur. absolument te ñooy tànn procureur de la République. absolument procureur moom su la neexee tey ñu affecté la tey soo toogoon tey tribunal Dakar. nga def fa loo xam ne bëgguñu ko ëllëg di nga dem Kédougou. waaw kon dafa am solo Sénégal yi xam ne seen sécurité sénégalaise kenn ku nekk ci ñun. ak ñoom bés bu ñu nekkee bi ñu demee opposition man dañuy mos a dem opposition. am na ñoo xam ne dañuy transhumé rek ñoom mosuñu nekk opposition. ku ñëw ci pouvoir rek ñu fekk si la. waaye képp koo xam ne te yaa ngi pouvoir da nga war xalaat ni ëllëg di nga dem opposition. te dañuy soxla justice bu indépendante justice bu fort bu moom boppam pour mun ñu aar contre ay abus. ndax nguur gu ko yore rek
di nga am tendance dafay abus c'est naturel di nga am ay tendance protéger say ñooñ c'est naturel moo tax dafa soxla ñu am justice bu indépendante boo xam ne di mun a yemale citoyens yi yemale citoyens yi ba pare di atte ci intérêt réew mi bañ di atte ci intérêt ñi nga xam ne ñoom ñoo réew mi en ce moment. waaw bu ñu ñëwee ci wàllu politique ñi yëngu ci wàll bi dañu naan boo féetee ci kujje gi am na benn délit boo xam ne dugg na ci muy ambition maanaam kenn sañul xool fa Macky Sall toog wala ci lu ko war yëpp ndax ku ko def rek boo xoolee ci yenn cas yi moom dañ lay faagaagal. waaw loolu lañ fi gis at ci passé. loolu lañ fi gis ndax soo seetee ku mel ni Khalifa Sall. mais am na ñoo xam ne ci biir pouvoir dañu ne woon su bokkoon ci ñun kenn du ko topp problème wax nañ ko de. wax nañ ko. loolu moo wane nii que li ñu ko doon toppee c'est parce que dafa déclaré woon ambition nekk candidat parti socialiste ci élection présidentielle loolu moo tax ñu topp ko. déchoir ko de ses droits civils pour mu bañ a présenter kon justice su tollee foofu. ñi nga xam ne ñoom ñu yore nguur gi mun ko utiliser instrumentaliser ko pour écarter adversaire politique boobaa état bi dafa nekk un état en danger ndax li nga xam ne dafa xewoon suñu nekkoon ci yeneen réew bi nga xam ne ñoom defarante rek la ñu mën xeex mënoon am rébellion guerre civile yi bari yi ngay dégg ci Afrique lan loolu moo koy andi heureusement que askanu Sénégal du genre askan boobu mais am na ñoo xam ne duñu la baal Khalifa amoon na ay nit Karim Wade amoon na ay nit mënoon na yee fitna bu rëy ci biir réew mi heureusement que ci biir Sénégal n'est-ce pas kilifa diine yi ak yar bi nga xam ne moom lañu yaree askanu Sénégal. ak muñ ndax sénégalais moom day muñ moom dañu xam ne lu yàgg rek mu jeex. loolu moo tax egguñu ci situation boobu n'est-ce pas. mais dañu war a fexe ba encore une fois ñu xam ne nga nekk ci nguur yi nga nekk opposition nga nekk citoyen ordinaire. ñun yëpp dañu war a xeex pour que attekat yi ñu moom seen bopp ndax suñu moomee seen bopp ci li ñu mun a yemale citoyen ci li ñu mun a aar tamit suñu ak suñu yeneen loolu nag dina jafee gëm ndax dégg nga fi kaawu juge Ibrahima Amidou Dème mi fi démissionné ndax ñaawlu li nga xam ne mooy am ci fi nga xam ne mooy dafa fas yéene wul dafay réforme yi nga xam ne moom la ñu xaar ci moom waaw daf ko fas yéene wul def ñun élection yi présidentielle yi passé bi balaa muy jot dañoo auditionné woon coalition yëpp ku nekk wax na réforme yi nga xam ne moom la bugg def su dee Sénégalais yi dañ ko may mu toog waaye Macky Sall en tout cas sa coalition waxuñu woon dara lu leer ci réforme yi nga xam ne bëggoon nañ ko def waaw li ma xam mooy dafa santoon président Amadou Matar Mbow pour mu def benn liggéey mu def liggéey boobu jox ko mu jël réforme yi teg dugal ko ci tiroir yi après mu créé beneen commission jox ko professeur Isaac Yankhoba Ndiaye kooku def liggéey bu am solo tamit dafay proposition liggéey boo xam ne sax dañu xawoon tenir en compte moom ménager ko waaye ba léegi réforme yi mu ngi ci biir tiroir mu ngi ci biir tiroir bi tey ñu gis ne ci xeex bi kon réforme ñiy xaar du moom moo koy def je crois que beneen président su ñëwee foofu la ñu mën a am peut-être ce genre de réforme la mais man awma espoir ne Macky Sall dina def réforme ci wàllu justice ndax contrôle bu mu am ci pouvoir judiciaire contrôle boobu n'est-ce pas du ko bàyyi mais amu ko ci pouvoir politique ndax am na kujje koo xam ne ñoo waroon jàkkaarloog moom mais ñooñu dafa mel terrain bi activiste yi wala droit de l'homme yi lañ ko bàyyee justement li ñu gis tey mooy revendication yu bëri société civile moo koy def activiste civile surtout activiste civile Guy Marius Sagna ak ñeneen ak ñeneen tey xeexum mbirum courant tey xeexum mbirum courant ak dund bu métti bi te waroon nekk xeew Guy Marius Sagna waroon nekk xeexu citoyen yi ak syndicat yi tamit central yi tey ci France soo fa demee syndicat yi ñoom ñoo nekk ci biir mbedd mi du xew Guy Marius Sagna c'est la bataille des syndicats ñoom ñoo doon mobiliser citoyens pour xeex contre la cherté de la vie ndax travailleurs yi ñoom ñoo koy yëg waaw su dee sa salaire yokkuñu ko ba pare ñu yokk njëg yi loolu moo dañu wàññi sa salaire kon fu mu nekk ni Sénégal yi seen salaire mu ngi wàññeeku ndax su dee li ngay fay dafa yokkul ba pare ñu yokk carburant ñu yokk courant yokk yeneen ak yeneen loolu mooy yow sa salaire mu ngi wàññeeku waaw ndax boo dépassé lépp doo tala mu ngi gën a wàññeeku waaw kon mbir mi Guy Marius doon xeex ba tey mu nekk ci biir kaso daanaka sénégalais yi doon xeexal moo tax fu mu nekk ni ñun ñëpp dañu war a mobiliser wu
n'est-ce pas, pour que ñu mun ko bàyyi nu mu gën a gaawee. moom ak ñi nga xam ne tey ñu ngi toog ci biir kaso de façon injuste. ñu wéy nag ci mi-journée bi ñëw ci bés bi ba tey di fukki fan ci weeru décembre tey ji nag ñu jokkoo ak maître Amadou Ali Kane moom nag gis na ne Sénégal lu jëm ci àq ak yelleef yi moom dañ koo teqatal rawatina ci droit civil ak politique bi waxtaanee na ko ak suñu naataango Moussa Sène. Maître Amadou Ali Kane ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. tey mooy journée mondiale bi ñu jagleel le droit de l'homme ndax tey gis nañ ni Sénégal respecté nañ li nga xamante ni moom lañ tuddee droit de l'homme. Bon, c'est la journée internationale des droits de l'homme. C'est le 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, pour dellu si nag ci question bi nga wax Sénégal seetlu nañ ni régime bi fi ne am na yitte trop lu jëm ci droits économiques, sociaux et culturels. kooku seetlu nañ ko à travers la couverture maladie universelle, à travers un certain nombre de filets sociaux yu ñu teg pour xettali nit ñi. kooku vraiment nañ leen nangul loolu. waaye aussi seetlu nañ ne que ñoom lépp lu jëm ci wàllu droit civil et politique dafa mel ne ñoom soxalu leen. dafa mel ne sax def leen di lerloo def leen di gêner. loolu moo tax ay manifestation duñ ko autorisé léeg-léeg ñu jàpp ci nit jàpp te ajuwul comme aujourd'hui jàpp mujj bi mooy jàpp ñoom ci Mari Sagna ak ci mu àndal te jarul woon li yëpp jarul woon procès jarul woon def information jarul woon ñi ci def ay grève la faim jarul woon ay enseignant di ci grève pour jàppale seen i morom loolu jaru ko woon parce que c'est un droit élémentaire. alors donc loolu dañuy seetlu ci réseau maanaam daal droit civil bi politique loolu daal ñoom def leen di gêner voilà tey ñu jàpp na yan xalaat rek nga am ngir rek li ni mel mën cee bàyyi xel. waaw ñoom dañu war a que droit de l'homme dafa nekk benn pàcc te mu xar ñaar mënoo ni droit économique socio-culturel moom lay privilégié di ko respecté di ko warmal yeneen droit yi droit civil et politique yooyu nag moom moo ko jox solo yëpp la ñu war a boole jox ko solo xam na itam addina bi moo laaj loolu xam na itam doomu aadama moo laaj loolu nit dafa bokk ci besoin yi mu soxla mooy dégg nga maam le droit au travail le droit à la santé le droit à l'éducation le droit à l'environnement mais également la liberté d'expression la wax xalaatam wax ko individuellement wala wax ko en groupe mbooloo loolu mooy jur marche loolu yëpp ci ay yitte yoo xamante ne doomu aadama def ko soxla donc loolu war nañ ko respecter. Monsieur Amadou Ali Kane jërëjëf. merci je vous remercie jërëjëf. ñu leen di jaajëfal maître Amadou Ali Kane ak Moussa Sène monsieur Gassama fi ne nii nag yan proposition nga ñu mën a defal ngir ñu jéem a gën a saytu ak yelleefi doomu aadama yi. man je pense que proposition moom bëri na fi. soo seetee ci mbirum structure yi nga xam ne état moo leen créé ndax état bi li mu njëkk def mooy. naxasal institution xam ne moom moo ko moom. te institution yooyu naroon taxaw pour sàmm ak yelleefi doomu aadama. soo jëlee li mel ni comité sénégalais des droits de l'homme fu mu nekk ni comité boobu dafa perte statut bi nga xam ne moom la amoon. dañ ko rétrogradé ci suuf. parce que simplement. ci wàllu moyens yi nga xam ne état war na ko jox pour mu liggéey mooy yooyu amu fa. deuxièmement bokk na ci tamit li nga xam ne moom mooy gàllankoor indépendance comité boobu ki nga xam ne moom la ñu nommé tey te mu nekk ci bopp comité bi te mu di homme politique boo xam ne ñëpp xam nañ ko ci biir APR. mu nekk un élu de l'APR. ba pare nga jël ko nommé ko ci institution boo xam ne dafa war nekk institution bu indépendant loolu tamit problème bu rëy la kon na commencé jox. gëdd institution yi nga xam ne. état daf ko créer pour maanaam saytu ak yelleefu doomu aadama. deuxièmement ñu dara jaal bànqaasu réew mi absolument soo jëlee li mel ni observatoire de lieu de privation de liberté. ñuy tamit liggéey bu am solo lañ waroon def ci biir réew mi ndax ñoom lañ fi taxawal pour ñu saytu. situation ci biir commissariat de police brigade de gendarmerie kaso yi. pour que ñi nga xam ne caabi daf leen féete gannaaw ñu mun fa nekk ci ndikin boo xam ne. du porter atteinte ci seen dignité. soo xoolee li leen di jox tamit ci ay moyens pour ñu liggéey mais c'est dérisoire kon nag commencer d'abord par faydaal ses propres institutions. ndax su leen joxee ay moyens jox leen gëdd bi nga xam ne moo leen war a jox mais dina tax bi société civile dootu am lu muy wax. tey su dee comité sénégalais nekkoon na ci ay loxo yu baax mu am ay moyens di def liggéey ni mu ko war a def. lu bëri la am société bi mu ngi koy wax mais dootu ko mën a wax parce que état ci boppam moo fi nekk
n'est-ce pas di sàmm ak yelleef yooyu. donc dafa am solo ñu commencé di jox gëdd seen institution yi nga xam ne ñoom ñoo leen créé. deuxièmement société civile. mais société civile du ñu ay diplomate. te ambassadeur États-Unis su gisee donc ci biir Sénégal mais day dem gis président toog ak moom ci biir bureau wax ko loolu société civile. parce que soo nekkee président ci biir bureau nga wax ko li nga ko war a wax su ko neexee def su ko neexee du def. société civile lan mooy dooleem mooy opinion publique dafa war a fexe ba lépp loo xam ne doxul mu wax ko askan wi dégg ko ndax ci mbirum démocratie n'est-ce pas ki yor pouvoir bi mooy askan wi yi soxla am information yu baax. mais est-ce que ñoom ñu ngi toog ak yéen nguur gi pour di waxtaan ak yéen weccoo ak yéen xalaat. non damay li ma bëgg a wax mooy parce que ñun suñu principal interlocuteur mooy ministre de la justice. ki fa nekk tey mun ma wax ne day toog ak ñun di waxtaan ak ñun. c'est vrai que am na institution yoo xam ne mu ngi woon fii depuis ay 10 15 20 ans lu mel ni conseil consultatif national des droits de l'homme mu ngi fii di dox maître Mame Bassine Niang yal na ko yàlla xaare àjjana moo ko créé woon mu ngi dox société civile di fay daje. mais man damay wax rek ne depuis jamono Abdou Diouf. amul ministre de la justice bi ñu ne fi ci biir Sénégal te recevoir société civile waaw. ki fi depuis jamono Abdou Diouf. ki fi toog moom def na ko wala. ku ñëwee ministre de la justice. soo toogee avant 1 mois di nga recevoir délégation société civile wala ba nga recevoir organisation benn par benn waaye ki fi toog tey amul jot kenn. man mi bind naa ko lettre depuis 3 mois pour toog ak moom wax ko lan mooy suñu xalaat ci doxalinu nguur gi ci wàllu droit de l'homme mais réponse awma ko yow nag su ne da nga bëgg a gérer ministère boo xam ne mooy toppatoo mbir ak ak yelleef doomu aadama ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk acteur ci société boobu nga ne doo leen recevoir di leen snobé mais boobaa di nga liggéey pour président. waaye je crois que en dehors du président satisfaction doo ko am ci yeneen fan bi. moo tax ñu ngi koy xaar ci seen rapport yi nga xam ne di ngeen koy def. waaw suñu rapport dina génne. au mois de février ou mars. ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax. te lépp loo xam ne dox na ci biir Sénégal ci ñaar at yu mujj yi. parce que daaw def ñëw rapport. dinañ ko fi bind. siiwal ko nag ci àdduna bi yëpp. ñëpp yëg ko ñu ngi lay jaajëfal bu baax monsieur Seydi Gassama jiite Amnesty Sénégal. jërëjëf soxna si et merci à tous les téléspectateurs. jërëjëf ñu ñëw nag ci li ci yëglekaay yi ak yéenekaay yi Abdoulaye Bopp moo ñu ko nafaral. dal leen ak jàmm APR ni mbapat mu tas bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien mi ñu xibaar ne ndax xiiroo beeg ŋaayoo ba ci daggasanteeg sullante mboot gi am ci parti njiitu réew mi Macky Sall yéen kaab li ñu fàttali ne te moo ne de parti APR bi le taxu koo yàgg ndax ren ji la am fukki at ak benn ne ci bopp nguur gi lu tolloog juróom-ñetti at daanaka kàddu ga doonatul benn bari naña ca yëkkati kàddu loo xamal sa moroom wax ko Moustapha Diakhaté jot na fee ñaxtu ci doxalinu nguuruk Macky Sall rawatina tolluwaay réew mi Moustapha Cissé Lo naka noonu jot naa gësam assemblée nationale ne lu mu xam ci nguuruk Macky Sall bu ko waxee loxo mun naa dar gémmeñ àddina mun na fee jaaree tukki moom Yakham Mbaye jot naa siwal yàggut waxtaan gi doxoon ci digganteem ak njiitu réew mi Macky Sall Abdou Mbow ak Moustapha Diakhaté Walf Quotidien moom Yakham Mbaye jot naa xamal askan wi la Youssou Touré ak première dame Marième Faye Sall doon waxtaane moom Yakham Mbaye yemu ca jot naa yekk lu mel ne xeme Moustapha Cissé Lo ne ñëpp mun nañoo wax ba mu des Cissé Lo Walf Quotidien ni APR di doxee ci jamono ji doon lu jaaxal lool Abdoulaye Ndiaye doonoon fi député xàmmeetul partem ne lu mu gis ci APR jëmul kër ne APR gile nañ ko waxte dee waaye cinéma la koy nurool ne jot nañ njiitu réew mi Macky Sall jël matuwaay ca war te fàttaliku ña ko daroon démb laata muy falu yéene kaabi di Tribune ne ma ngoog jaarootuñu taal diggante Yakham Mbaye ak Moustapha Cissé Lo ci biir yéene kaabi Yakham Mbaye jot naa weer Moustapha Cissé Lo mi mu ne kenn gënu koo ceeru ci nguuruk Macky Sall ndax gañe na fi yàggut lu toll ci juróom benn marché boo ko xaymaa weesu na ñeenti junniy tonnu engrais ak jiwu Yakham Mbaye ne ci yooyu le marché Moustapha Cissé Lo ak ay doomam ñoomi neen ñoo ko akimo tey Moustapha Cissé Lo moomule bëgg a taxaw dingat nguuruk Macky Sall Yakham Mbaye ne du fi amee waaye lu aju ci koppar ya ñu xaymaal jëruñ gi di Mansour Faye te mu ñeel atum 2020 doon lu jaaxal lool yéene kaa bi di critique mi ñu xibaar ne Mansour Faye mile dañ ko mbaqusal maanaam dañ ko beral loxo ndax lañ ko jagleel ci koppar ci assemblée nationale toll na ci téeméeri milliards yéene kaa bi di 24 heures ne mangoog njiit réew mi Macky Sall beral na loxo Mansour Faye di gorom mi mu denk wàllu développement communautaire ak équité sociale ak territoriale lañ ko nattal ci koppar ci atum 2020 toll na ci junni milliards député Déthié Fall ne daanaka buñ ko xoolee mooy xaaju budget bu Sénégal moom député Déthié Fall ay kàddoom ci 24
24 heures ne xamatul nan lay bugg di wooye Mansour Faye ndax monsieur le ministre wala boog ministre triple XL wala vice-président bu Sénégal yéen kaa bi di Le Témoin ne Sénégal bi le ci atum 2018 bi ñu weesu te doonoon année sociale maanaam taxaw askan wi dimbali leen waaye googule atum 2018 wute na lool ak 2019 mi Le Témoin xamle ne atum yokkuteb njëg yi la ndax ci la lu bari yokku ci dundu askan wi ba ci yokkute gi feeñ yàggul ci njëgu courant bi yéen kaa bi di Sud Quotidien ne yokkute googee mun naa feeñ ba ci koom-koomu askan wi bu ñu sukkandiko ci Demba Moussa Dembélé di économiste mi xam-xamam màcc jëm ci wàllu koom ne yokkute courant bile askan wi daañ ko yëg kër yi daañ ko yëg docteur Thierno Thioune di économiste ne lam ca xam wax na ko ne bu fekkee ne courant bi doy na njëg mi oyof ci ndoddu askan wi su boobaa dina wàññi pauvreté bi maanaam ndóol gi réew mi Quotidien ana way politique yi ak fu réew mi toll ñaxtu yaa ngi bawoo fu ne ndax ñàkk ànd ci décret bi njiitu réew mi Macky Sall yëkkati teg ko ci ndoddu liggéeykatu SDE waa SAES dàq ñu ba gàntal njàngale mu kawe mi fileeg seen naataango docteur Babacar Diop génnul kaso étudiants yi wàcc ci mbedd mi jàmmarloog takk der yi ngir laaj seen bourse ak sàkku ci seen naataango ya ñu téye ñu bàyyi leen ba ci avocat yi ñaxtu nañu yàggut Vox Populi di ñu xibaar ne université yaa ngay ñaxtu ne njàng dootu fi amati fileeg docteur Babacar Diop ak ñañu jàppandool ca kaso ba may ñu leen afiya ci biir yéenekaay bi ñii di ay professeur université ne pare nañu ngir kalaame dossier gi ni mel ca CEDEAO ne place docteur Babacar Diop du kaso Vox Populi ne kamu fegool ca kaso ba di Guy Marius Sagna gannaaw seen doxum ñaxtu fan yi ñu weesu ci mbeddu Ndakaaru ba faf langaamu ca giri pale ba doon lu sookete ñu jëlee commissaire central bu Dakar di Mamadou Ndour ka ko fa wutu bees di commissaire El Hadji Dramé yéenekaay bi di enquête ne ma ngoog Guy Marius Sagna jot naa yóbbaale commissaire Ndour moom Mamadou Ndour jiiteetul commissariat central bu Ndakaaru kañ fa teg bees di El Hadji Cheikh Dramé ma ne woon ci AIBD enquête di ñu xibaar ne di yeneen coppite dina am ci police bi yéenekaay bi di L'As di ñu xamal ne Guy Marius Sagna yëngal na police bi fexe na ba xañ Mamadou Ndour ndombal tànkam ga mu amoon ca commissariat central bu Ndakaaru te moo ne de la mu sumboon ci plan de circulation bu Ndakaaru liggéey ba sotti woon na yéenekaay bi di Les Échos Guy Sagna ak ñamu fegool ca kaso ba soobu nañu ci xiifalu ñaxtu kenn ci ñoom di Malick Biaye faf naa lot ba ñu yóbbu ko ca pavillon spécial gannaaw Pape Abdoulaye Touré ma fa newoon seen avocat di maître Khoureyssi Ba jot naa dànkaaf waa administration pénitentiaire yéenekaay bi di Le Quotidien gannaaw coow li ne cobboy ci wàllu ndox mi diggante SDE ak waa Suez waaye am na lu ci bees Le Quotidien réeroo amul ñàkk waxtaan a am ñii di liggéeykatu SDE jot nañoo dakkalagum seen grève bu ñaxtu gannaaw diisoo ya ñu jot a amal ak jëru ngi ñu denk wàllu ndox mi di Serigne Mbaye Thiam Le Quotidien waaye yooyu la liggéeykatu SDE la leen jiiteel ci jamono ji bokk na ca njiitu réew mi Macky Sall dalal leen ngir seen càkkuteef am saafara njiitu réew mi Macky Sall ay kàddoom la ñu fekk ci biir yéenekaay bi di Le Soleil àdduna ci mbirum dëkkuwaay ne la yitteel nguur gi bokk na ci ay cité yu wóor te neex a dëkk fexe ba itamit ba ñongal cet mi ne lu aju ci projet zéro déchet dañ ko jëmmal ci weeru janvier atum 2020 daañu soobu itamit ci ñaareelu phase du train express régional Dakar Times ne ci wàllu yoon Makhtar Joxanek ñañu téyendool ci mbirum terrorisme soobu nañ ci xiifalu ñaxtu du mooy nañu lekk ak naan gannaaw bu ñu ñaawloo anam yañ leen atte tax ñuy sàkku ñu càmbaraat seen dossier yéenekaay bi di Tribune xëy di ñu dégtal gaalu looco yi maanaam mbëkk mi mu ngi wéy di faat ay bakkan saay su ne Grand Place ne bu ñu sukkandiko ci OIM lam ñu xaymaal ne lu ko dalee atum 2014 ba 2019 lu toll ci ñaar fukki junneek juróom ci ay doomi aadama ñoo faatu ci géej gi bu dee ci Afrique sowu jant luñ leen xaymaal toll nañ ci ñeenti téeméeri doomi aadama ak juróom-ñetti fukk yu faatu ci atum 2019 bi ñu ne Abdoulaye Bopp jërëjëf mbokk yi doon teewlu seen mi-journée ci Walfadjri TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñu si gunge woon Modou Fall Pape Samb duñu fàtte Seydina Oumar Ba ak Oustaz Assane Diouf léegi rek bu marandoo da ngeen di am Cheikh Tarif ci émission bi bu ci kanamee tuuti ngeen am jàkkaarloog askan wi ànd ceeg Seydina Oumar Ba Taku Show Adja Betty Mboub Diouf ak ñoom Sanjoku daañ fi teew diggante juróom jàpp juróom-ñaari waxtu ngeen war a am lu jëm ci édition du soir seen kóolute mooy suñu mbégte fii ci la voix des sans voix Walfadjri bu ëllëg ak jàmm incha allah.